ginnaaw bañ leen nuyoo rafetlu na ngeen di toppee suñ chaîne bi ngeen informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey nag SENactu du jour dañ koy doore ak beneen cas loolu nag mu jëm sax ci ab ndaw rek su daal di génn muy wax sax naan Sonko daf ko daal di violé loolu nag nekk kawteef gannaaw Adji Sarr ñuy lijjanti dossier boobu ba léegi noppeeguñu keneen daal di génn wax sax ne kii di Sonko daf ko daal di rek violé loolu nag daal di jëm sax ci ab vidéo boo xamante ni daal dina koy def rek moom nag gannaaw kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko muy wax sax naan kii di Ousmane Sonko daf doon génn ak moom gannaaw ba nga xamante ni sax génn nañ ñu am lu ñu daal di séq ba ëmb daal di cay génn ci loolu nag moom ndaw si sax Ousmane Sonko daal di koy yóbbu rek ca Maroc ne ko foofu ngay amijee doom loolu nag daal di nekk loo xamante ni sax teew na ca Maroc waaye nag lam ca nemmeeku mooy kàddu xaalis ba nga xamante ni sax doon na ko jox ak ndimbal nam ko doon yónnee dafa toog ba benn moment rek daal di koy dakkal mu daal di nekk loo xamante ni nag daal dina koy métti lool ba mënatul sax del si Sénégal ab xaritam sax moom moo ko daal di jàppale rek ba delloosiwaat ko muy wax sax ci ay kàddum rek moom soxna si ne ab ki nga xamante ni sax moom moo di yaay ji dafa daal di misère lool rek ba daal di génn àdduna mu nekk ay accusation yu doy waar yoo xamante ni gannaaw Adji Sarr génn na def ko keneen ku jigéen tamit daal dinay def rek li ni mel wax sax naan kii di Ousmane Sonko daf ko daal di violé des ci coowal viol boobu ba tey ki nga xamante ni nag moom moo di baayu xale ji daal dinay génn moom tamit amal ab vidéo loolu nag di wax sax naan kii di Ousmane Sonko dafa daal di yóbbu rek doom ja foofa ca Maroc ba noppi sax daal di koy tooñ maanaam ëmbal ko ba pare takku ko sax muy wax sax naan na bàyyi doomam tout tranquillement gannaaw sax révélation yi nga xamante ni kii di doomam daal dina koy def papa ji tamit daal di koy def as ay ñoo xamante ni sax daal dinañuy génn rek def ay révélation def sax ay vidéo ñoom nag ñuy sànni xeer rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ñu jàpp ne sax ne ñoom ñoo daal di nekk rek ci gannaaw tuuma bi nga xamante ni def nañ ko jiital kii di Adji Sarr defaat nañ beneen tuuma daal di andi rek keneen ku jigéen muy wax sax naan kii di Ousmane Sonko moom moo ko daal di violé loolu nag daal di nekk loo xamante ni ñoom daal di nañuy génn rek def yi les révélations waaye nag ñoom sax la ñu jeexale ñuy wax sax naan am na ñoo xamante ni sax ñu ngi leen rek di wax ñuy andi ay carte d'identité ngir rek ñu yëkkati ab somme yu takku dem sax ba ci 500 000 ngir jox leen ko loolu nag jëm rek ci élection yi nga xamante ni ñu ngi ko fas yéene amal sax ni ki 31 juillet bi jëm rek ci fal lañ la ñuy teewal ci pencu ndaw réew mi waaye dañuy des nag ci sortie boobu nga xamante ni sax ndaw si daal dina koy def ak sax vidéo bi mu def rek di wax ne kii di Ousmane Sonko moom moo ko daal di ëmbal loolu nag daal di nekk loo xamante ni sax dafa daal di tuumaal rek Ousmane Sonko kii di Dame Mbodj nag daal dinay génn wax ci li ni mel muy xamle sax naan kii di Ousmane Sonko dafa daal di tiital bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo faree ci pouvoir bi ba tax sax tuuma bu nekk rek ñu ngi koy teg rek ci deram nañu bàyyi Sonko mi nga xamante ni rek moom la ñu jël daal di koy teg gët di wax sax naan moom moo def wala deful lool nag nekk loo xamante ni dafa jàpp ne sax dañuy daal di influencer rek vote bi nga xamante ni sax moom lañ fas yéene amal ni ki dimanche bi waaye nag bu ñu jógee ci coow loolu sax mu nekk ay révélation yu ab soxna sax daal di def jëm rek ci di wax ne kii di Ousmane Sonko moom moo ko daal di tooñ kii di Pape Ibrahima Gueye ñu gën ko xam ci Papito Kara yoon daal dina koy teg loxo récemment nag gis ngeen ni nga xamante ni moom moo nekk ay une journaux yoo xamante ni dañ ko daal di détourné rek di ko bindee ci anam bu leen neex loolu nag yenn ci ay journaux sax yu nekk fii ci Sénégal lañ ko daal di def ba sax ñoom ñu daal di mettre rek en garde di alerter ci loolu nga xamante ni sax ñu ngi koy def kii di Papito Kara nag ñu xamee ko ci def rek revue de presse moom nag teg nañ ko loxo ci mbir mi ndax kat dañoo jàpp ne moom moo doon def yi les revues de presse tax sax ba ñoom daal dinañ koy rek jàpp yóbbu ko moom daal dina mel ni sax ne fanaan na guddeem gu njëkk foofu rek nga xamante ni moom moo di ca commissariat bu Plateau moom Papito Kara nag yoon daal dina koy teg loxo ci mbir mi. ci leneen la ñuy wax coowal Nit Doff ak Fata mu mel ni la guerre des mots la ñuy wax nag mu ngay wéy rek di dem gannaaw ba nga xamante ni sax moom Nit Doff rek daal dinay wax sax ci yenn ci artistes yoo xamante ni jàpp na ne li ñuy def du rap wala sax di dal ci kaw yenn ay rappeur rek mu mel ni sax kii di Fata dafa daal di génn rek moom tamit di wax sax ci coow li nga xamante ni moom moo ko daal di boole ak ki nga xamante ni moom moo di Nit Doff récemment gis nañ vidéo bi nga xamante ni defoon na ko di wax sax naan Nit Doff
deful ci rab bi loo xamante ni kenn defu ko fi kon nag wax ji mi wax da koo jarul mu mel ni nag entre Nit Doff ak kii di Fata c'est la guerre. guerru Nit Doff Fata dem ci beneen guerre muy bu Omaro ak kii di Sidi Diop gis nañ nag ni nga xamante ni ñoom ñaar seen diggante melatul na mu waroon a mel sax kii di Omaro nag gannaaw ba mu génnee ci Sidi Diop wax sax ne dootul liggéey ak Sidi Diop ci àdduna moom nag dafa mel ni dafa daal di viré rek ci ki nga xamante ne moom moo di le Faramaren muy Wally Ballago Seck ndax récemment dañoo daal di gis rek kii di Omaro daal di dugg ci otom rek taal son Wally Ballago Seck yokk ko ba mu sës rek mel ni kuy kokkali sax kii di Sidi Diop di wane ne sax ne jamono ji Faramaren pur la Wally Ballago Seck rek lay déglu. dem ci beneen artiste kii di Titi nag gis nañu récemment mu daal di occupé rek lii di internet bi nekk nag ci réseaux sociaux bi bu publier wul photo mu ngi teew ci yenn ci ay plateau récemment nag ñu gis plateau bi nga xamante ni teewoon na fa sax mu way wax sax loo xamante ni amul habitude di ko def di wax sax ci vie privée mu waaye nag daal dinay ñëwaat rek ci mariage am bu njëkk moom Titi gannaaw révélation yi mu def muy wax sax naan mariage am bu njëkk mariage forcé la woon bëggul woon ki nga xamante ni dañ ko may loolu nag papa moom moo ko may woon rek mu nekk ay révélation yoo xamante ni tàmmuñu di gis kii di Titi di ko def mu nekk nag loo xamante ni sax dafa daal di jëm rek ci vie privée kii di Titi. ci leneen la ñuy wax kii di Françoise Hélène nag gis nañu récemment ni nga xamante ne daal dina koy démissionné rek ci dossier Adji Sarr moom nag mu bokkoon sax ci xeex bi daal di taxawu Adji Sarr rek fu nekk waaye nag mu mel ni moom Françoise Hélène dafa daal di génnoon rek wax sax ci dossier bi rek ak sax ci coow li nga xamante ni moom moo daal di opposé kii di Adji Sarr ak Ousmane Sonko mu wax sax ne dafa bëri mensonge dafa bëri ay trahison récemment nag génnaat na di wax sax naan Adji Sarr dafa daal di bëri rek ay bàjjan mu mel ni nag kii di Françoise Hélène dafa daal di décider rek génn ba set wicc ci dossier kii di Adji Sarr. vidéo nen sol na doomu Youssou Ndour moom nag mooy lëmbee internet bi jamono ji bu fekkente ne sax Youssou Ndour nemmeeku nañ ne yenn ci ay doomam ils sont discrets duñ leen gis kii di caatam bi nag di Nelson na bokk ci ndax kat gannaaw ba mu yéegee ca seenu baay ja di wéy bay wax sax naan il est fier de son papa récemment beneen vidéo daal dinay génn rek moom bongoman ya daal di koy dar muy battre di fecc nag yor ambiance ba mu mel ni nag kii di Youssou Ndour doomam ji di Nelson nag moom moo nekk ki nga xamante ni sax boo moyul moom mooy daal di jël relève bi rek ci wàllum musique ndax gis nañu récemment ni mu daal di gàddoo rek lii di ambiance bi. kaawteef la ñuy wax ak coowal viol yi nga xamante ni daal dinay bëri lool récemment nag gisoon nañ sax ab ministre bu siiw boo xamante ni dañ ko jiiñoon sax lii di viol Dame Mbodj nag daal dinay joxe sax yenn ci ay indice jëm ci ministre boobu waaye nag bu ñu jógee ci loolu am na beneen pas boo xamante ni sax dañoo jàpp ne dafa daal di violé rek as ndaw loolu nag gannaaw seen wayjur bu jigéen bu ndaw si ba mu génne rek di wax sax naan kii di paa ba dafa daal di jëloon doom ji rek pour mu liggéeyal ko waaye nag dafa daal di bàyyi ba guddi rek mu daal di koy siif mu mel ni sax lii di coowal viol yi daal dinay bëriwaat bu baax a baax fii ci Sénégal waaye bu ñu jógee ci loolu nag ñu wax ci wàllum politique Ousmane Sonko ak tournée yi nga xamante ni mu ngi koy amal un peu partout fii ci Sénégal moom nag ni ki démb nag Ziguinchor mu ngi fa teew ca 3h30 du matin mu mel ni nag moom dañoo daal di nemmeeku rek mbooloo mu takku taxawoon rek di ko xaar loolu nag nekk une première à 3h30 du matin foule bu bëri daal di taxaw rek di xaar leader bu Pastef bi di Ousmane Sonko. wax ci leneen kii nag Aïssatou Diop Fall nekk journaliste foofa ca télévision Futurs Médias moom nag boo moyul dina créer rek ab maison de presse am loolu nag gannaaw ba mu daal di defee rek bii les annonce daal di wax sax ne dafay daal di créer rek maison de presse am mu mel ni nag journaliste yi ñu ngi daal di créer rek li nga xamante ni moom moo di seen groupe de presse mu nekk sax loo xamante ni avancement lay doon ci wàllum métier bi waaye nag laaj bu samp mooy ndax dafay quitter groupe Futurs Médias am déet en tout cas lu ci mënti am rek Allô Sénégal dina leen toppal bii les informations. tàggat yaram la ñuy jeexalee wax sax ci Lionceaux yi nga xamante ni sax ñu ngi fas yéene amal seen match retour contre Libéria mu mel ni nag kii di coach équipe A di Aliou Cissé demoon na rek foofa nga xamante ni la gaynde yi doon tàggatoo nag daal leen rendre visite loolu nag bokk na rek ci replacé waat leen waaye tamit joxaat leen li nga xamante ni moom moo di ay conseil jëm ci seen match retour boobu ci fàttali nag ñoom gaynde yi ñoom ñoo dóoroon sax ñetti bal ci dara di xaar rek ñii di Libéria match ba nag ñu fas yéene ko amal sax foofa ca
stade Maître Abdoulaye Wade. wax ci Cheikhou Kouyaté moom nag day prolonger foofa ca Crystal Palace am déet dara leeru ci waaye nag luñ ci mën a jàpp rek am na ay piste yoo xamante ni taxaw nañ rek ngir jël milieu terrain équipe nationale bi loolu nag bokk na ci Trabzonspor ak ñii di Galatasaray mu mel ni nag Cheikhou Kouyaté bis bu prolongé wul foofu rek club yooyu pare nañ ngir jël ko keneen koo xamante ni tamit ay club teg nañ ko gët muy Keita Diao Baldé moom nag boo moyul sax ñii di Konyaspor ak Valence wala sax Girona daal dinañ koy teg gët rek waaye tamit keneen ku ñu teg gët muy Saliou Ciss moom nag yenn ci ay piste rek yu ñu nemmeeku muy yenn ci ay club turc wala sax Olympique bu Marseille. di Loum Ndiaye daal dinay jóge rek foofa ca Porto moom nag daal dinay dem rek ca Reading FC loolu nag nekk ab club boo xamante ni sax mu nga nekk ca championship anglaise loolu nag gannaaw ba nga xamante ni sax moom Loum Ndiaye nekk milieu terrain bu équipe nationale daal dinay quitté rek Porto dem nag foofa ca Reading FC waaye tamit mu leen ñeneen doomu Sénégal yu nekk foofa ca biti réew di kii di Edouard Mendy ak sax Kalidou Koulibaly mi nga xamante ni sax récemment le rejoindre rek Chelsea. mu mel ni nag dinañu titulaire rek ci match amical bu mujj bi nga xamante ne dina dox ci diggante Chelsea ak club italien bi di Udinese waaye tamit Sadio Mané mën nañ jàpp ne dina door rek ay début foofa ca Bayern loolu nag daal di nekk sax lu officiel en super coupe ni ki samedi bi ci diggante Bayern ak RB Leipzig mu nekk match bu njëkk boo xamante ni sax c'est officiel pour Sadio Mané. mbokk yi safoon doon ñu teewlu li lañ leen andiloon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi laal cloche notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf.